Coronavirus bi daf ko ennemi pour faire face à lui. Oui, ce fameux virus nga xamante ni il est très dangereux. jàkkaar ak moom jéem a guerre ak moom c'est la guerre contre le coronavirus kon tous ensemble contre le coronavirus tous ensemble pour vaincre ce fameux virus coronavirus. Donc ñu leen di ñaan ngeen partager vidéo yi ñu ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi. tey nag dinañ ci dalal ki nga xam ne moom mooy Serigne Aliou Cissé Niass di chef religieux dëkk Kaolack. Voilà, dinañ ci dalal tamit benn infirmière bu nekk depuis Suède origine gambienne du nom de Awa Ndaw dinañ waxtaan ak moom parce que gis nañ nag Gambie am na benn cas te jaaxal na Gambien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk partout dans le monde ci diaspora beeg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk présentement Gambie. Donc dinañ waxtaan ak tamit ki nga xam ne moom mooy Pape Maguette Ba journaliste ñu fas yéene waxtaan ak moom ci côté réseaux sociaux yi ndax moom Sénégal la nekk en tant que journaliste. dinañ waxtaan ak moom ci ni ñuy relayer information yi ak ni ñuy informer population beeg yooyu noonu parce que lii dafa nekk loo xamante ni lu sérieux la dafa laaj information yoo xamante ni yu sûr lay nekk yoo xamante ni de source sûre di informer nit ñi te bañ di leen tiital te di leen wax dëgg tamit c'est très important parce que dañoo gis ne dafa am benn bordel bu am ci presse en ligne bi kum neex rek nga nekk ci presse en ligne bi nekk sa néeg yore sa benn ordinateur di bind du n'importe quoi di wax lu la neex voilà. Donc dafa am nag benn mesure boo xamante ni autorités sanitaires yi jël nañ ko à l'occurrence monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk loo xam ne man vraiment man dama ci kontaan personnellement man j'en suis très fier ci lu mu def noonu parce que Sénégal comme ni ma ko waxee sànq dafa bëri ñoo xamante ni ils sont très indisciplinés te loolu baaxul. Sénégalais yi dafa bëri ñoo xamante ni dañu indiscipliné te ay mag yoo xamante ni ay porteurs de voix lañ war a wax loo xamante ni dafay jëriñ ay nit ñu leen di jox micro ñuy wax ay nit topp seen ginnaaw daf leen référence ñoom rek ñoom ñooy def di n'importe quoi xam nga dañoo war a joxe le bon exemple parce que mënuñoo nekk ci benn situation boo xamante ni ñëpp ñu ngi jaaxle ñëpp tiit ñëpp ragal ci virus bu dangereux bi ngay génn di raconter du n'importe quoi di wax lu la neex. naan virus bi amu feek ay bu ñëwee dëkk sàngam sëñ diw dina ko fa jëlee nañ bàyyi wax yooyu te bàyyi ëppal te jéem a yaru nit da ngay yaru te yaru mante weesu nga respecté ñi nga xamante ni ñoom ñoo la jiite mën nañ bokk ci opposition mën nañ bokk ci société civile bi bañ a bokk ak gars yi gis-gis waaye nag buñ demee ba nga xamante ni am na benn mbir moo xam ne daf ñuy préoccupé ñu ñëpp tiital ñu un virus qui fait peur xam nga dañoo war a nekk benn te bàyyi yu ñuy def am na yoo xamante ni baaxul am na des allégations yoo xamante ni dañ ko war a moytu virus bi mënul présenter wu Sénégal ba pare kenn ku nekk ku irresponsable di toog naan ay virus bi amu fi moo tax Diouf Sarr li mu def ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax porter plainte képp koo xamante ni wax nga ne virus bi présenté wul Sénégal nekkul Sénégal wala du dugg ci dëkk bii ne la gendarmerie convoqué section de recherche soo delluwul ginnaaw ci wax ji ñu tëj la ci kaso bi parce que lii kenn masu ko gis nit da ngay am yar am teggin xam nga mënuñoo nekk ci benn dëkk boo xamante ni instant bii ñëpp a ngi jaaxle ñëpp a ngi tiit ba pare am ay nit ñoo xamante ni à chaque fois dañ leen di jox ay micro di leen ko tàllal ñuy raconter que des bêtises loolu waruñ ko accepter. am na ñoo xamante ni gendarmerie jot na leen a convoqué dellu nañ ginnaaw dina tax nag ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi bëggoon a wax dinañ régler kenn masul gis bordel bu am Sénégal ak ñàkk yar gi nit da ngay am yar am teggin ay nit bu ñu la jiitee su fekkee dafa am ay mesures yoo xam dañ ko jël dañ kaa war a respecter ñun ñëpp ñu àndandoor nekk benn te bàyyi ñàkk yar bi ak ñàkk teggin bi xamadi amut njëriñ. le Sénégal suñu Sénégal la su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal te virus bi virus bu dangereux la tey ji mu ngi lor tubaab bi di leen sonal te tubaab bi ñooñu ëpp moyen fuuf xaaj bay nekk suñu morom ci wàllu développement ci wàllu système sanitaire du benn te ñoom affaire bi daf leen a jaaxal nit ñaa ngi dee rek chaque jour nga gis ay mort chaque jour nga dégg ay mort chaque jour nga gis cas yi di multiplier wu ñun nag ñu nekk Sénégal nar a jël affaire bi di ko foowee di ci caaxaan nañ am yar ak teggin respecter nit ñi gis nga doomi aadama da ngay am cër am respect ci ñi nga xamante ñoom ñoo la jiite
kilifa diine yu bari génn nañ renoncé wu nañ ci seen programme yi nga xamante ni moom la ñu waroon a amal wax nañ kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñi ñu jiite muy exécutif bi génn nañ wax mais lan moo des lu dul respecter mesures yi nga xamante ni moom la ñuy digle muy les mesures préventives mais mënuñ fee nekk nag bu kilifa yi génnee wax am ñeneen ñoo xamante ni dañuy dem ci réseaux sociaux yi di raconter du n'importe quoi di wax naan ay virus bi amul ci dëkk bi mel ni dañ leen di stigmatiser fii kenn stigmatiser wu fi benn dëkk am na yoo xamante ni kenn du ko fowee duñ fi nekk di wax naan virus bi am na Touba am ay nit ñuy génn yu irresponsable di ñuy fontoo naan ñu virus bi amul Touba il faut que ça cesse quoi virus bu amee Touba ak Kaolack ak Ziguinchor ak Kédougou yëpp dañ koy wax kenn moomul nit ñi parce que virus bi dafa dangereux ki ko indi Touba Italie la jógee moodu la su dëkkee Touba bu demee du ko wàll waa Touba mais am na ñoo xam ne wàll nañ leen ko fa ñu ne léegi nañ génn ñu joxe ay information wane fan la waa ji nu mu tudd mais lan moo tax ñuy dévoiler secret médical yi pour lan moo tax ñuy dévoiler secret médical yi bu génnee nit ñi di ko daw ci wàllu médecine dafa am secret médical ñi jàng médecine xam nañ ko kenn du fi feebar ñu lay dévoiler naan ay diw nii la tudd ak quartier bii la dëkk ak doomam nii la tudd yaayam nii la tudd soo génnee ñu la koy xoolee naan kii moo fi indi woon coronavirus bi te xam ngeen sénégalais du fàtte nañ bàyyi xamadi bi nañ yaru gis nga reewaande amul benn njëriñ te mag boo xamante ni ay nit dañ laa topp dangaa war a joxe le bon exemple rawatina koo xamante ni ay xale dañ laa topp def la référence mais ay nit mënuñu la topp ba pare nga leen di réeral di leen wax ay waxu caaxaan di fowee loo xamante ni lu dangereux la di jouer avec le feu il faut que ça cesse moo tax nu mu tuddati Diouf Sarr li mu def dama ci ànd ak moom képp koo xamante ni génn nga ci def ay allégations di joxe des fausses informations wala di yàq liggéey bi médecins yi di liggéey gendarmerie nañ la convoqué teg la ci yoon kenn dafa mas a gis lii yéen yéenee ñan Sénégal appartenirul kenn nit wala benn famille de Sénégal ñëpp ko moom voilà indiscipline bu am Sénégal amul fenn dëkk tubaab bi ñëpp a ngi yaru réglé am na ñoo xam ne ñu ngi ci confinement tey boo demee France ñu ngi ci confinement ñëpp ñu ngi leen wax ne leen restez chez vous te kenn tegu ci baat ñëpp a ngi toog ci seen kër yi jox leen fiche boo xamante ni kuy génn da ngay coché wax motif bu tax ngay génn mais tey Sénégal indiscipline nañu indiscipline goo xamante ni kenn mënu la wax ban façon indiscipline la autorités yi tamit il faut ñu xam ne ñoom ay autorité lañ quoi parce que am na foo xam ne bu fa tollee à un moment donné il faut utiliser la force wane ne yow yaay autorité bi parce que mënoo jiite ay nit di leen am benn virus bu dugg bu dangereux nga leen di aar ba pare ñu nekk fii di fontoo nit ñi bépp xew bu am nañ yónni gendarme yi ak policiers ñu dem tas ko par force moo xam ngénte daayiraak gàmm ak ziyaar ak màggal ak concert ak match de football voilà yëpp dañ ko war a aj jusqu'à nouvel ordre loolu est-ce que adduna bi dafay jeex instant bi adduna bi tukkeegul am na yoo xamante ni du wees mais dëgër bopp ba bëgg a dee quoi koo ci wax rek mu ngi jéem a gisee affaire bi neneen waaw dañ may xeex boo tuddee benn këru diine ñu naan ay dañuy xeex sëriñ boobu noonu dañ kaa contre fii kan moo fi contre sëriñ ak ku contre sëriñ boobu noonu qu'est-ce que ça sert ban njëriñ la lay am kilifa dafa baax ci dëkk nit dafay am kilifa su autorité yi waxee ñu respecté lu ñu wax autorité yi nag suñu waxee ñoom it te nit ñi faalewuñu leen nañ utiliser force autorité yi bu ñu waxee nit ñi faalewuñu leen dañoo war a utiliser force parce que dëkk dafa war a am kilifa c'est très important donc kon damay dem jëli sama premier invité muy Serigne Aliou Cissé Niass nekk ba Kaolack di chef religieux ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar salaamaaleykum Serigne bi maa ngi lay nuyu salaamaaleykum waaw sëñ bi dafa mel ni dafa am jafe-jafe ak réseau bi xaar ñu jéem ko awaat moom moo nekk suñu invité tey ak ñeneen yoo xam ne war nañ leen a jël pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy suñu live tey fa seen waxtaan rek ci li ba tey coronavirus bi quoi
waaw ñu dem ba Kaolack seeti Serigne Aliou Cissé Niass jëli ko asalaamaaleykum Serigne bi. allo. asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi lay dégg as. marhaban maa ngi lay ziar bu baax a baax. yàlla nangu ziar ñu ngi lay delloo ziar. naka waa Sénégal ak waa Kaolack mbaa yéen a ngi ci jàmm. Sénégal ñëpp a ngi ci jàmm Kaolack ñëpp a ngi ci jàmm ñëpp a ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. waaw ñu ngi la koy delloo bu baax a baax sëñ bi nag dañ doon waxtaan ci mbiru coronavirus bi ñu bëggoon jël sa xalaat ci mbir mi yow en tant que ma ne dañ doon waxtaan ci mbiru coronavirus bi. waaw. ñu bëggoon a jël xalaatu ku nekk en tant que chef religieux yow naka nga jàngatee li nga xamante ni moom mooy corona bi da ngay wax ci wàllu science ne affaire bi c'est naturel wala da nga gis ne loo xamante ni balaa la. waa ci ñaari côté yëpp mën na nekk maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy déglu via internet bi nii. di am ay xalaat yoo xam ne am nañ ko bëgg koo partager ak yéen. ci wàllu feebar bi nga xam ne moo lëmbi àddina. mu nekk musiba boo xam ne am na ñaari contexte. premier contexte bi mooy fi mu wàcc ci Europe ci Chine ci Asie. deuxième bi ni mu ñëwee ci Afrique ba jàll ci Europe. scientifique yi am na luñ ci wax. mais en tant que religieux ñun am na lu ñuy dundee ak nu ñuy xalaatee ak nu ñuy jàppee musiba ak balaa yi nga xam ne yàlla daf koy wàccee. parce que scientifique yi am na nuñ ko firee. loolu yéen ñu ko gën a xam. mais ñun ci côté bi nga xam ne ci la ñuy wax. mooy côté loo xam ne c'est des choses yoo xam ne lu naturel la. musiba ak balaa yàlla moo koy wàccee ci ay jaamam. kenn nag du ci épargné wu. amul sëriñ amul président amul borom xam-xam amul dara. parce que boo ko seetloo yonent yàlla Moussa alayhi salaam. bi yàlla di nattu aw xeetam. moom ma ngi ca bokkoon te bokkoon na ci nattu boobu. nga xam ne dañuy wër di dox lu man ñeent fukki junne at. buñ xëyee rek ñu déparé woon la ñuy terminé waat. dëgg la. te loolu àndandoor yi nga xam ne yàlla wàcce na mbugal moom ci seen kaw moo tax kooku nga xam ne yonantu la moom épargné wul mbugal moomu. kon nag musiba yu mel nii bu wàccee ci àddina itam. du épargné kenn. dëgg la. te dégg nañ ci làmmiñ yi Mawlana Cheikh l'Islam moom lañ mën a jël référence ndax moom lañ xam ci école am lañ bokk école am lañ jàngee. mu ne balaa du wàcc mukk ci aw xeet lu dul xeet wi. mooy yàlla dafa bëri ci ñoom. bu mooy yàlla bëri nag yàlla dana wàccee balaa dana wàccee musiba. waaye loolu li ñu ci musal mooy delluwaat ci yàlla tuub. te jéem a jéggalu suñu borom te di saraxe. dëgg la. coronavirus nag nekk na feebar bu dangereux. boo xam ne mën nañu wax ne Afrique attanu ko. surtout suñu réew yi nga xam ne ay réew sous-développé lañ. ñoom attanuñ prise en charge maladie bi. parce que déjà boo demee ci côté personnel médical. amuñ ay médecins yoo xam ne qualifié nañ wala ay suñ médecins yi sax qualifié nañ loolu mais effectif bi ñu soxla. pour bu feebar bi gënee law ci biir réew mi maara di taali. effectif bi ñuy soxla ci médecin duñ ko am. effectif bi ñuy soxla ci prise en charge ci ay réanimation duñ ko am. même yëre yi nga xam ne sax tenue yi nga xam ne ñiy faj ñoo koy sol parce que li ma dégg mooy emballage perdu la. boo ci fajee benn nit boo pare da nga ko war a summi sànni ko. loolu danañu def problème ndax nous sommes des pays sous-développés. sous-développés amuñ ay moyens. waaw ba tax na ñun li ñuy ñaan rek mooy yàlla emale ko fi. voilà léegi. pour yàlla emale ko fi nag. état tam daf ci am responsabilité. waaw léegi foofu laa bëggoon a ñëw ak yow sëñ bi. bi mbir muy xewee état bi dafa génne ay mesures préventives daal di def benn décret. wane ne bépp manifestation moo xam religieuse moo xam économique wala politique wala sportive bépp manifestation daal interdire nañ ko. waaye dañoo gis ne am na kilifa yoo xamante ni ci saa si génn nañ ku ci mel ni sëñ Mountakha daal di joxe 200 millions ne dimbale na ko état bi wax ne nañ dakkal bépp manifestation ñoom dinañ ko respecté porte-parole lu Medina Baye di Cheikh Mahi Cissé moom it wax ci ndigalu xalifa bi. ñu gis ne laayeen yi tamit renoncé nañ ak ñeneen léegi loolu yow naka nga ko gisee. waaw ñoom dañoo topp sunna yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam parce que ay sufiyanke lañ.
liñ mën rek mooy topp leen yonent bi digal yonent bi lim digle mooy musiba su wàccee ci pays ci place yow mi nga xam ne yaa nga nekk ci place boobu yonent daf laa digal nga toog fa bul jugee foofu dem beneen place pour wàll yóbbu musiba bi ci beneen dëkk wala keneen ñëw dugg ci dëkk boobu noonu maanaam lii ñuy def nii yëpp jàngale yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine li ñu def nii hadis bu wér la boo xam ne yonent bi moo ko santaane ci musiba yi bu wàccee kon ñoom li ñu def li ñu suivre rek mooy ni ko yonent bi tëralee yonent nag moo ñu gën a xam te effectivement li nga xam ne état bi jël na ko tam interdit manifestation yi nga xam ne dafay am itam loolu ñun duñ mën a def lu du rek sukkandiku ci li ñu wax ngir lan ngir fexe ba balaa bi bu mu law ci dëkk bi mais mieux vaut prévenir que guérir loolu état la waroon comme par exemple tey su fekkoon ne ñi nga xam ne ñoo jàng science wala docteur yi nga xam ne génn nañ ci université ñoom ñëpp yore seeni diplôme tey bu ñu amoon liggéey effectif bii nga xam ne ñi ngi koy ragal duñ ko ragal donc loolu itam feebar bi maanaam balaa bi wàcc Sénégal dama gis ne alerte la pour gouvernement Sénégal alerte la pour population Sénégal alerte la pour jàngkat yi nga xam ne ñu ngi suivre médecine wala lépp loo xam ne nii rek domaine boo xam ne loolu nar a lor askan wi ëllëg war nañ fexe ñun Sénégal ba am ci lu ñu doy donc ci musiba bu mel nii nit mun na ci jàngee lu bëri pour ëllëg nga xam ne du ñu bettati dëgg la li ñu soxla ci ay médecins ñu mën ko am ci réew mi parce que am na nombre de population boo xam ne boo ko amee war nga am nombre de médecins bi nga war a am dëkk bu nekk la fa nekk ci population loolu moo war a correspondre ak clinique wala hôpital ya fa nekk nga xam ne yu mel nii buñ ko amee du am problème xam naa ne lii danañ ci jàngatee pour ëllëg waaye daal liñ la mën a wax mooy coronavirus bi lëmbe na àddina te tiital na mbooleem koo xam ne nii yaa ngi ci réew mi ndax Sénégal amul moyen boo xam ne mën na tenir lii nii bu ci bu lawee ci biir réew mi donc ñun en tant que religieux dañuy nangu dogal bi nga xam ne le chef de l'État jël na ko ba pare non seulement duñ ci em mais comme ñun itam ay porteurs de voix lañ dañ war a sensibiliser buñ sensibiliser ba pare dimbale li nga xam ne moom lañ attan wala moo nekk ci suñ poche ñu fexe seet néew di dool yi nga xam ne soxla nañ ko ñu dimbale leen ci ay kotol ak ay gel yi ñuy fompee seen loxo yeeg ak wax leen naka lañ war a moytoo ak naka lañ war a interdire xew yi nga xam ne mi ngi am Sénégal pour feebar bi bañ fi law. waa léegi sensibilisation bi am na solo loolu ndax yéen ay porteurs de voix ngeen te am na ñoo xamante ni dañ leen a topp waaye dañoo gis ñenn ci ñoo xamante ni dañuy oote woo loolu noonu Sénégal dañ leen di gis léeg-léeg ñu génn ci internet bi maanaam di bañ a wàccoo ak mesures yi nga xamante ni autorités yi digle nañ ko loolu nag nga gisee maanaam di réeral ñoo xam ne dañ leen a topp naan leen ñëw leen ci xew-xew bi su ngeen ci ñëwut sax daanaka feebar bi mën na leen a dal wala ñu naan la ay nit ñi dañuy tiital nit ñi fii dara xew fi est-ce que koo xamante ni yow chef religieux nga ay nit topp sa ginnaaw da leen war a topp di leen jëmee foo xamante ni ñoom da leen di lor wala nga leen sëñ bi moom mooy sëñ baa ngi fii nii feebar bi du fi yegg si wala boo ñëwee ci xew-xewu sëñ bi feebar bi du la dal loolu na ko gisee. xam nga wax naa la ci sama njël benn wax ne ma ne la. musiba suy wàcc ci aw xeet. xoolut sëriñ xoolut taalibe. xoolut président tey bu fekkee ne personnalité rek la doon xool kon président Amérique du dem di def test coronavirus. te gis nañ ay autorités yoo xam ne de plus haut niveau dal na leen. donc musiba moom buy wàcc ci réew du xool kii nii la tudd wala kii nii la sant wala kii kër gi la bokk ba tax na ñoom ñiy def loolu wala képp koo xam ne nii yaa ngi def loolu nekk un guide wala nga nekk nit koo xam ne dañ la war a déglu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu gën a xam suñ bopp. te wax nañu ne kilifa bu nekk sàmm nga ci sa njaboot. ëllëg yow mal qiyaamati yàlla dana la laaj ni naka nga sàmmee woon sa njaboot. te lii dafay dugg ci àtte boobu dafay diriger maanaam ci àtte boobu. su fekkee ne dafa am nit ñoo xam dañ la war a déglu wala boo waxee ñu def musiba wàcc ci réew mi mu wóor na ne lii musiba boo xam ne la lu palpable la loo mën a gis la loo mën a dégg la ndax yaa ngi gis ñu ne contaminé plus de
31 personnes ci réew mi. yàlla dimbale nañu kenn gaañoo gu fi. mais yeneen réew ñi nga am ay moor loolu yëpp nga koy gis. bu ko weddi bëgg a taxaw ci benn maqaama sëriñ naan sëriñ bi mi ngi fi feebar bi du fi nekk ak nangam ak nangam ak nangam sëriñ lu mu foor yoonam ci yàlla ko gën a foor. te wax naa sànq ci sama njëlbéen wax ne yoonamtu yàlla bi mu doon nattu aw xeetam fekk ko ca moom daf cee bokkaale ndax àndandoor moom. dafa am lu muy signifié ba tax na ñi nga xam ne ñi ngi def loolu. di am na Sénégal fii sax ñoo xam ne gëmuñ ne feebar bi am na parce que daf leen dalul wala dafa dalul ku leen jege. gëmuñ ne feebar bi am na ñu ngi ko jàppee sibiru ñu ngi ko jàppee grippe ñu ngi ko jàppee lu nekk waaye ak lu mënti xew rek feebar bi moom danger la boo xam ne tey képp kum tiitalul rek sa responsabilité ci mbindee fi des na. ba tax na ñooñu li ñuy def noonu wax dëgg yàlla man du lu may cautionné. du loo xam ne lu ma ànd la du loo xam ne lu ma saluer la du loo xam ne lu ma rafetlu la. prévenir daal mieux que guérir. prévention dafa baax. prévention nag médecin mën na ko porteur de voix mën na ko chef de famille mën na ko lii ngay def nii yow sax ci genre prévention la. parce que tey sama wax dana àgg foo xam ne. su fekkoon man la rek du fa mën a àgg mais dana tasaaroo ñëpp dégg ko. donc lii yëpp ci xeetu prévention la kon nag ñi ngi ñaax ñi nga xam ne ñi ngi def loolu. que loolu nañ ko bàyyi nañ daal tënku ci li nga xam ne gouvernement bi teg na ko état bi teg na ko. lii dafa liéewul ak politique. nañ dindi politique teg fële xam ne Sénégal moo soxla xeex ak coronavirus bu Sénégal soxlaa nag nit ñi dañoo war a bàyyi seen entité politique yi bàyyi seen entité religieux yi. xam ne réew mi soxla ñun ñëpp ñu nekk benn fexe combattre feebar bi mu jógee fii. waaw léegi dañu gis ne Sénégal dafa am benn indiscipline boo xamante ni dafa am te dafa bëri lool te occasion bu présenté wu rek ak mbir mu mën a xew indiscipline bi dafay feeñ ci sénégalais yi rawatina nag ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus bi. parce que am na ñoo xamante da ngay wax ak ñoom ba sonn mais nag duñ sàmmante ak digle yi duñ sàmmante ak prévention yi nga xam ne nit ñi moom lañ leen di digal loolu ban xalaat nga ci am. ñàkk kilifa rek. xam nga nit bu amul kilifa rek jinne yilif ko. nit bu amul kilifa jinne yilif ko ñun de fii ci Kaolack fii ci Medina Baye. ci suñ kilifa mooy sëriñ bi mooy xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane. ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér. amiin bi musiba bi amee ne santaane na ki nga xam ne moo amee kàddoom mu wax joo xam ne dafay dëppoo ak li gouvernement bi bëgg. macha allah ñun ñëpp ñu ngi sàmmanteeg wax jooju noonu. pour lépp loo xam ne digg ki nga xam ne moom nga yaakaar ci yàlla ëllëg mu ràmm la. su la digalee dara ci àddina da nga ko war a def. te lim lay digal lu baax ci yow la. donc indiscipline nit ku ñàkk kilifa moo koy def. mais nit ku am kilifa toujours kilifam dana ko orienté ci loo xam ne su nangoo dégg rek indiscipline boobu du am te indiscipline moom dafa bëri ci Sénégal. dafay feeñ non seulement ci coronavirus mais dafay feeñ ci lu nekk. dafay feeñ ci nit ñi ni ñuy duggee ci oto yi. nit ñi ni ñuy demee marché nit ñi dañuy utiliser biens publics yi loolu yëpp indiscipline daf ciy feeñ. kon nag ñi ngi wax sénégalais yi ne leen nañ tënkuwante ak discipline lépp lum la mënta may rek reewaane daf la koy xañ. discipline moom mën na laa may lu nekk. waaye itam boo ko ñàkkee itam mën ngaa ñàkk lu nekk. muy jikko yi la nit ñi war a changer jikko yi ci Sénégal. feek changer wuñ ko fi ñu bëgg a àgg duñ fa àgg. parce que sénégalais xàmmewut yëfi ñëpp ak yëfam moom kenn. waaw yow loo xam ne tey bu fekkee ne corona bi dafay wàlle. wóor na ne dafay wàlle te yow xam nga ko. nga ne man je m'en fous parce que accès gut ci man nii li ñuy wax nii du dëgg. di indi ay coloration politique ak entité religieuse di ko utiliser pour rek wane ne yow dafa accès gut ci yow loolu ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul. ak naan sëñ bi bu ñëwee sëriñ bi dina ko fi jëlee c'est-à-dire di gëmloo nit ñi loo xam ne amul di leen réerloo loolu tamit doy na waar. ñaan yàlla sax mën na lu nekk. sëriñ bu am maqaama lu nekk ñaan yàlla mën na lu nekk. ndax yàlla moo ñu wax ne bépp musiba wala balaa boo xam ne indi na ko rek indi na lu koy génne indi na lu koy fekk. da wax na ci alquran ne maa farat naa fii kitaabin min shay man bàyyiwuma dara ci alquran. maanaam alquran remède yëpp a ngi ci. waaye dafa laaj nag nga xam ko. donc loolu itam dafa laaj teggin. nit ki ngay ñaan sax chaque jour mu may la rek da nga ko rus a ñaan. kon nag yàlla bu fekkee da nga soxla ci moom dara. wala kilifa dafa soxla ci moom dara. war a def tawaadoo maanaam wàccee boppam am teggin ci pays xadaratu ci pays yàlla
ba mën koo ñaan mu may ko kon bu boo sëriñ di wax ne sëriñ mën na def lii sëriñ mën na def laa sëriñ ci yàlla rek lay ñaan te yàlla mooy maye te yàlla moo wax ci alquran ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen moom may leen te yàlla du fen donc nit su fekkee dafa am yenn pouvoir yi sax waru ko manifester waru ko wane di ko puukare woo ndax loolu jekkut ci diggante jaam ak boromam donc amul kenn ku war a xaw naan sëriñ bi dana fi génnee lii wala sëriñ bi dugalu ko fi ba fii génnee sëriñ bi dugalu feebar fii ba koy génnee te waroon na def tout sax sëriñ bi ko war a génne waroon na def tout ba feebar bu mu fi dugg sax ñoom kay waroon nañoo sukkandiku ci seen wax jooju ne comme sëriñ bi mi ngi fi feebar bi du fi dugg dëgg la waaye ku nekk xam ne ne sëriñ yi am nañ yar am nañ teggin mais taalibe yi daal ñoo ci am ay radical yoo xam ne wax dëgg yàlla am seen wax rafetut seen wax baaxut waa léegi sëñ bi koo xamante ni dafa jàng alxuraan yàlla wax na la yaa ayyuhal lazina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum est-ce que kooku yow war nga sa ay autorité tey ci dëkk ba war nañoo jël ay mesures nga bañ a sàmmonte ak loolu te yow nga nekk doomi daara jàngee ci daara jàng alxuraan xam li aaya boobu noonu wax topp leen yàlla topp yonent bi ak ulil amri minkum mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite moo xam autorité religieuse yi wala autorité étatique yi mais dañ ciy gis ne ñoo xamante ni ci daara lañ soqeekoo ñooy génn ci réseaux sociaux yi di raconter du n'importe quoi di wax ay wax yoo xamante ni daal waxi ñàkk teggin la yoo xam ne sàmmantewul ak diine sàmmantewul ak lu yàlla wax. ulil amri minkum mooy ñi jiite nii rek comme ni nga ko waxee daal. loolu la su fekkee ne yow sa njiit déglu ko loolu sa diggante ak sa njiit la. maanaam nit ku ñàkk teggin moom ku ñàkk teggin rek lañ ko mën a tuddee. nit ñëpp yemuñ mais am na ci ñoo xam ne tey. wax dëgg yàlla am li leen seen sëriñ yi digal ak liñ xam ne li leen seen état digal ñu ngi sàmmante ak ñoom mais règle bu nekk am na exception am na ñoo xam ne ñoom loolu ñoom dañ ko gëmul sax gëmuñu sëriñ gëmuñu wax jooju parce que nit ki balaa ngay gëm dara nga xam ko ñoom dañ xamut nit bu xamut mënta gëm aaya bi nga wax su fekkee ne nit xamu ko atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum bu fekkee xamoo ko mënoo ko gëm ñàkk xam rek mais képp ku xam da nga gëm képp ku xam da nga topp sa autorité lam la wax da nga ko def ndax Baye Niass daf ñuy wax ne toujours wax jaa ngi circuler sax depuis bi corona bi amee ba léegi ci via réseaux sociaux yi lépp loo xam ne nii seen gouvernement bëgg na ko mu ne fexe leen ba bu leen ca kenn mën na ngeen ca mën ku dug yéen te loolu lim ci doon digle lim ko doon digle rek ci benn circonstance la boo xam ne ci wàllu mbay la woon nit ñi jëloon ay jiwu yoo xam ne dañ ko war a fay après mu di leen ni wax loolu di ñaax ay taalibeem leneen lépp lu ngeen jëflanteeg seen gouvernement fexe leen mën ci kudum ñoom loolu itam diri na seen maanaam ba ci élection yi nga xam ne moom participé woon na ci engagement yi mu jëloon ak autorités yi loolu doon wax taalibe mi kon ñun ci école am lañ génnee lépp loo xam ne ni état digle na ko mu dëppoog sharia dëppoog li nga xam ne nii lu social réew mi yëpp a ko soxla ñun ay toppam duñ def lu dul incliné wu ci digle boobu nga xam ne état digle na ko vraiment depuis corona bi am ba léegi déborde yi ñun dañ koy dégg rek waaye jugewut ci kër gi jugewut ci fiñ bokk wax dëgg yàlla ñu ngi koy dégg nag mais jugewut ci ñun dëgg la mais ñi ngi wax ñi koy wax itam di leen wax daal nañ tënku ci seen waxi sëriñ tënku ci seen digle état dëgg la ñëwal moom allo waaw ma ne ñi ngi wax daal loolu daal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di wax daal nit ñi ku jàngut daal parce que Baye Niass dafa waxoon ay taalibeem ne leen jàng leen ndax ngeen def nit ñi ñu ay nit maanaam soo jàngut bépp wax boo xam ne dana jug rek yow sa réaction dafay uteeg réaction ki xam waaye ku xam bu la état aayee loo xam ne mbas la mu ñëw ci réew da nga ko bàyyi bul sëriñ joxee ndigal xam nga sëriñ bi nga xam ne non seulement wax na nañ ñaan mais génne na xaalisam def ci dimbale état kooku xam na feebar bi lan la te mi ngi koy moytuloo doomu aadama yi ki nga xam ne yëkkati na plus de 200 millions génnee ko joxe ko ba pare non seulement def na loolu mais mi ngi continuer di ñaan di saraxe di digle ay ñaan ndax boo ko seetloo bu yàggul rek sëñ Mountakha digle na Sénégal ñu jàng alquran te boobu lii amagut boobu mbas mi ñëwagut kon moom xam na njëriñu ñaan te ma nga ca ñu ngi wax amin ci ñaanam yi di wax amin ci ñaan yi nga xam ne
xalif généraux yi ci réew mi yëpp ñu ngi koy ñaan waaye daal di wax nit ñi nañ tënku ci ndigal yi nga xam ne sëriñ si ñu ngi koy digle tënku ci ndigal yi nga xam ne état mi ngi koy digle buñ ko defee rek danañ am jàmm te yàlla mën na fee jëlee mbas mi ci nu mu gën a gaawee. jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm di la sant Serigne Aliou Cissé Niass kontaan nañ bu baax a baax ci participation bi ak leeral yi nga xamante ni indi nañ ko fi gis nga mbir mi nii rek la règle boo gis am na exception dañoo mënta comprendre mënuñoo digérer ay nit yoo xamante ni dañuy oote ne ay chefs religieux lañ nekk Sénégal di ay nit topp leen rawatina ay xale ñu leen di réeral di leen nax di leen gëmloo yoo xamante ni amul nit da ngay am kilifa comme ni ñu ko waxee sànq ku amul kilifa jinne dafay nekk sa kilifa. am na benn feebar boo xam ne teew na Sénégal feebar bu doy waar la boo xam ne jaaxal na tubaab bi jaaxal réew yi nga xam ne ñoo gën a développé ci àdduna bi di leen rey ba ñu nekk ci ay système confinement maanaam wax nit ñi sax ñu bañ a génnati toog seen kër yi pendant 15 jours kon xam ngeen ne loolu lu graaw la te su fekkee mas na am ci àdduna bi tamit boobu ñun juddooguñ wala fekkeewuñ ko donc kon na nit ñi jéem a nekk responsable sénégalais yi ñu ci ëpp mënoo nekk njiit ba pare ay autorité moo xam état bi wala autorité religieuse yi joxe ndigal ngeen di mooy ndigal yooyu noonu di ko bañ a respecté loolu tegu leen ko ci yoon tey tegu leen ko ci yoon ëllëg ñu koy def te taalibe yi ci ëpp bu leen nangoo nekk dof nekk leen nit waroon nangu rek nit ñëw la nii fëkk la di la xam nga di la dugal ci ay erreur di la exposer ci ay danger parce que feebar la boo xamante ni dafa graaw te dafa dangereux contamination bi gaaw na te jaaxal na ñu bëri kon nañ sàmmoon teg li nga xam ne moom lañ ñu digal nañ toog suñ kër yi moytu fréquentation bu bëri bi di raxas loxo yi régulièrement moytu rassemblement yi ngénte yi ñu bàyyi ko en attendant bàyyi takk yi ceet yi dëj sax bu amee rassemblement mën na bañ a am buñ demee robe ji waa ji ba pare na nit ñi tasaaroo dem mu jeex tàkk même fa ñuy robee sax nit ñi mën nañ fa bañ a dajee ay daje yu bëri ñi nga xamante ñoom ñoo koy jébbal boroom ñu jébbal ko boroomam ñu bañ a bëri affaire bi jeex gis nga musiba dañ koy moytu te Sénégal il faut que ñu def attention bu baax a baax feebar bii du feebar bu ndaw te gis ngeen suñu hôpitaux yi dafa sooxe dafa am problème bu sérieux amuñ plateau médical bu baax amuñ personnel médical bu doy gis ngeen ne Sénégal bëriwul ay spécialistes bëriwul ay médecins te hôpitaux yi tamit lu yàlla xam doy na kon mieux vaut ñu respecter li nga xamante ni moom mooy consignes yi respecter li nga xam ne moom mooy les mesures préventives ba pare jéem a am kilifa waaw. léegi nag dañuy dem seeti Pape Maguette Ba moo nekk suñu deuxième invité moom c'est un journaliste nekk Sénégo presse en ligne Pape Maguette maa lay nuyu Pape Maguette ñu ngi lay nuyu Pape Maguette Ba. maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax Pape Maguette. maa ngi lay ziar nga yëkkati kàddu tuuti dégguma la bu baax ah. waaw ma ne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dañu nekk ci benn live boo xamante ni dañuy waxtaanee coronavirus bi ci Sénégal ñu gis ne corona bi dugg na Sénégal te ku nekk rek am nga ci rôle boo xamante ni war nga ko ci jouer sànq jël nañ xalaatu ki nga xamante ni c'est un religieux def na message am jëmale ko ci sénégalais yi waaye tamit fàttali na tamit sénégalais yi ne dañoo war a respecter les mesures préventives yow en tant que journaliste nekk ci presse en ligne bi lan ngay wax sénégalais yi ak coronavirus bi. waaw li ma ci wax rek xanaa di leen ni ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen nekk bitim réew nga xam ne actuellement mën nañu wax ne ñi am jàngoro bi foofu la ëppee liñ koy waxee bitim réew la ëppee ñu ngi lay ñaanal yàlla na fa yem ñi nga xam ne ñi amee nañ jàngoro boobu yàlla may leen wér gu yaram yéen tamit sénégalais yi nekk bitim réew di ngeen di bàyyee xel Sénégal ñun noonu lañ leen di bàyyee xel ñu ñaanal ñëpp rek jàmm li ñuy wax rek di delluwaat ci yàlla nañ delluwaat ci yàlla te xam ne man moom sens bi ma ko jëlee mooy ni rek nattu la balaa bu suñu borom wàcc la pour rek dellu
delloo si waat xel yi boo xoolee jàngoro bi fi mu tàmbalee muy ca Chine nekk dëkk bi nga xamante ni ñoo dem ba xaw a nekk ci puissance économique ci àdduna bi kon yàlla am na loo xam ni wan na leen ko bëgg rek fëgg seen bopp waaye tamit fëgg bopp àdduna wërngal këpp ndax parce que actuellement nii man su ma toogee gis yenn réew yu bëri yoo xamante ni ñëpp dañoo tëju ñu ne ñëpp nañoo tëju man loolu daf may yéem bu ma xoolee démb France 24 di xool yenn dëkk yi luy si mel ni ki France Italie Espagne nga gis rue yi dafa vide déserte gisuñu kenn man lii suñu borom rek ko mën en plus am na tamit beneen jàngat boo xamante ni amal naa ko ci as xam naa nit ñi dañ koy fàtte xëy na sax yow nekkul sa xel parce que am na benn discussion boo xam ne waxtaanoon nañ ci bërki démb rek mais fan yi passé ñu ngi doon wax réchauffement climatique maanaam àdduna bi dafa dem ba nga xam ne tàngoor bi ñuy gis mosuñu koo gis ba ñu doon wax ñu wàññi li nga xam ne moom mooy yenn usines yeeg yenn oto yeeg nangam sangam li ñuy wax ay effet de serre ak tamit yenn usines yi ñu wàññi seen production yi dafa mel ni ki tey li nga xam ne moom mooy nattu bi tamit ñëw pour yàlla fëgg bopp nit ñi ñu delloo si waat seen bopp ne kenn rek moo fi nekk benn puissance mondiale moo fi nekk muy yàlla suñu borom mais tamit li nga xamante ni moom mooy réchauffement climatique boobu ñu doon gis tamit dafa mel ni ki instant nii gis nga Europe ni mu ne tekk gisoo pollution usines yi taxaw nañu lépp taxaw na man pour man loolu dina wàññi réchauffement climatique bi li nga xamante ni tamit moom mooy fii ci Sénégal boo xoolee fan yee passé xawoon na tàng mais dafa mel ni ki piix mi sax dafa xaw a di ñëw lépp daal suñu mbiru suñu borom la xëy na am na lu muy saafara xëy na tamit am na nu muy le malheur des uns fait le bonheur des autres ma ne le malheur des uns fait le bonheur des autres voilà dañ ko jàppee noonu te en plus tamit di gën a wax sénégalais yi nañu bàyyi xel ci li trop ñu gën a respecté li nga xamante ni moom mooy jàngoro boobu jàngoro bi dañ ko war a jox cër boo ko joxul cër mu toroxal la boo ko joxul cër mu dugal la mu dugg la jox cër bi mooy li nga xamante ni moom la ñu digle ne naka nit ñi moytu ba nga xamante ni du la dugg nit ñi nañ def seen kémt laay kàttan li si des nag suñu borom ñu door a ñaan nag di ñaan suñu borom ngir ñu musal ñu ci loolu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même sax suñu borom moo njëkk a jàngale set balaa dara xew te booy julli da lay naan da nga set ba pare bi mooy da ngay jàpp boobu lan la ngir raxas tilim yi nga xam ni moo nekk sa yaram ngir nga mën a sell mën a jàkkaarloog suñu borom kon boog set googu suñu borom moo ko njëkk a digle kon boog di ñaan rek daal dañuy ñaan di ñaan ndaxte mbirum suñu borom la moom rek la ñu war a ñaan moo ko fi wàccee moom rek moo am saafara bi ndaxte tubaab yi fi mu nekk nii ñu ngi def kéem kàttan ngir wut saafara mais saafara bi mënuñu ko am mais dama jàpp ne kenn rek moo yor saafara bi muy suñu borom ñu ñaan ko mu teggi ko ci nu mu gën a gaale. waaye léegi Pape Maguette fu ma bëggoon a ñëw ak yow rek mooy sa naataango journaliste presse en ligne dañoo gis ne daf ci am ñoo xamante ni daal vraiment il raconte du n'importe quoi dañuy xëy créer seen benn journal en ligne toog seen néeg yor seen benn ordinateur di bind lu leen neex di talal micro ku leen neex di talal micro des gens irresponsables yoo xam ne ils racontent que des bêtises dañuy yokk ci xar mi toujours karaw naka nga gisee loolu débordement bi am ci milieu presse en ligne bi. waaw man loolu li ma ci mën a wax du ma ci xaw a sore xam nga li ma ciy wax lu gàtt rek mooy nit ñi nañu am responsabilité. nañu gën a am responsabilité nit ku nekk da nga war a fonk sa bopp. parce que tey jii nii man tey ci lim maanaam diir bu gàtt bi ma def ci presse muy 15 ans de presse fukki at ak juróom peut-être am na loo xam ni suñu borom may nañu ko ñu jàng ko ci presse bi ci jëfin. ak tamit ci comportement doomu aadama yi ku ci nekk rek da nga war a nekk responsable ndaxte tey nga yor sa presse en ligne comme ni nga ko waxee nekk sa biir ne gis nga nag loolu nag moo yàq métier bi. actuellement looloo ñu la jël. professionnalisme zéro huit moo ñu la jël 8. am na ñoo xam ne yoruñu presse xam nga lan la ñu yor. mooy li ñuy wax réseaux sociaux xam nga bu ñu ne réseaux sociaux ak presse en ligne ça fait 2 réseaux sociaux yi mooy que ne. kii dafay yor chaîne YouTube am nekk ci biir këram. allo. oh Pape Maguette rëcc nañu dañu am problème réseau mu ngi doon wax bu am solo moom Pape Maguette Ba ci wàllu réseaux sociaux yi ak presse en ligne bi parce que voilà dañ ci gis benn bordel boo xam ne dafa jéggi dayo lool. am na ñoo xamante ni dañuy xëy rek créer seen benn site d'information générale. ba pare nekk seen biir nekk di bind lu leen neex di talal micro ku leen neex ku nekk di wax lu la neex donc loolu
bokk na ci li nga xamante ni moom moo yàq métier bi te dafa feeñ ci li nga xamante ni moom mooy moment yi ñu nekk muy moment wu coronavirus bi kon Pape Maguette ñu ngi lay jéem a jotaat waaye xam naa ne bon problème mu réseau nga am waaye voilà xam naa dina ñëwaat Pape Maguette xam naa fu mu nekk dafa am problème mu réseau mais nag mu ngi doon wax boo xamante ni wax boo am solo la macha allah donc dañuy jéem a demaat rek seetu ji ko Pape Maguette Ba. Sénégal defar ko du yomb quoi parce que gars yi daal lu neex waay wax lu neex waay def kenn respecté wul kenn am na ñoo xam ne dañoo ñàkk teggin amuñ kilifa xam nga vraiment doy na waar daal Sénégal daal war nañ xoolaat suñu bopp te ñu def attention bu baax a baax moytu waaw Pape Maguette ñëwaat na léegi Pape Maguette xam naa da nga amoon problème réseau nga àggali fi nga nekkoon am na solo lool fi nga tolloon. waaw li ma doon wax léegi rek mooy man damay woote à plus de responsabilité sànq maa ngi wax naan. dafa am ñaar yoo xamante ni moo ñu sonal. muy li nga xam ni dafa nekk réseaux sociaux ak li nga xam moom mooy presse en ligne am na ñi nga xamante ni dañuy tegu ci yoon dañuy def lu leen war. mooy lan presse en ligne boobu noonu dafay nekk presse boo xam ne dañuy am seen rédacteur en chef. am correcteur am leen mu am ay desk sport culture politique et autres comme télévision. waaw comme télévision bu normal ak rajo bu normal moo ñu sonal as muy ki nga xam ne tey dafay créer benn chaîne YouTube am. nekk biir këram. kooku au lieu que mu joxe information yu juste ak clair dox ci li nga xam ne moom la ñu waxee éthique ak déontologie mais du ko def la muy def mooy lan di créer sensation maanaam information sensationnelle lay jéem a lay am ay vues li nga xam ne moom moo koy may pour mu am ay vues yu bëri kooku sur le plan économique kooku rek loolu rek moo ko intéressé léegi nag li nga wax sànq mooy di créer ay information yoo xam ne amul du dëgg te itamit teg ci di jox micro ñi nga xamante ni bon du ñu war a jox micro. voilà li nga xamante ni tey mooy jël micro di jël chaîne YouTube wala boog site internet am na ñu koy def nag am na ñu ne am ay site d'information générale di def lu leen neex. di jox micro ñi nga xam ni waruñu leen ko jox bu ñu waxee saa yu ñu waxee dëkk bi toj. saa yu ñu waxee musiba la ñu wax saa yu ñu waxee dañuy ràcc jëmale ñoom ci seen kanam pour se faire voir. pour se faire vendre pour tamit am promotion wala boo créer li nga xam ne moo naan buzz parce que site yooyu noonu ak chaîne YouTube yooyu loolu rek la ñuy wut loolu mooy buzz rek la ñuy wut buzz. léegi ci buzz boobu noonu ñuy def ñoom xamuñu ne xibaar bi nga xam ni ñu ngi koy joxe wala boog kii ñuy tendre micro bi ki ñuy jox micro bi toj lay wax wala buzz boobu noonu saa yu génnee mën na indi problème ci réew mi wala boog am na ñoo xam ne da leen ñuy touché mais tey moom il devait se mettre à sa place ki nga xamante ne moom mooy journaliste boobu wala kiy joxe micro bi wala boog ki moom chaîne YouTube bi wala boog ki moom site internet boobu mais tey bu ñu toogoon waxaloon ko loo xamante ni bu ko ay mbokkam déggee dañuy taf seen gémmiñ bu ko Sénégal déggee dañuy taf seen gémmiñ wala boog ay jegeñaal dañuy taf seen gémmiñ man bu doon man la su ma xalaatee loolu du ma ko def mais dafa am ñoo xam ne loolu intéressé wu leen la leen intéressé mooy créer li nga xam ne moom mooy buzz bi mooy li nga xam ne bu génnee nit ñi danañ ko waxtu danañ ko waxtaanee danañ taf seen gémmiñ te en plus dafa mel ni ki dañuy dem ba benn moment boo xam ni Sénégal ñun loolu la ñu bëgg am na yenn information yoo xam ne boo ko génnee kenn du la lire am na vidéo yoo xam ne boo ko génnee wala boo yenn interview yoo xam ne boo ko defee kenn du la seetaan muy interview yoo xamante ni dafa ça enseigne day jàngal nit ñi da leen di yee da leen di gindi loolu intéressé wu leen lan moo leen intéressé jël koo xam ne day wax ay toj di def cinéma ñu koy seetaan loolu moo intéressé les Sénégalais mooy commentaire c'est ça le problème. waaw Pa Maguette. situation bi ñu nekk mu nekk benn situation. waaw ñu ngi jégalu dafa am suñu doon oo Pa Maguette. situation bu ñu nekk nii mu nekk une situation inquiétante boo xam ne ñu bëri dañoo tiit. am ñoo xamante ni dañ ne ñoom ci presse en ligne bi la ñu nekk di dem di tàllal micro ay nit yoo xamante ni ñooñu ay porteurs de voix lañ leen jàppee dañoo jàpp ne ñooñu bu ñu waxee seen wax dafa war a am effet. est-ce que tey koo xamante ni da ngay jouer benn rôle comme ngay jouer rôle journaliste waroo tey participer ci li nga xamante ni moom mooy tax ñu vaincre coronavirus bi parce que coronavirus bi dafa nekk loo xam ne lu dangereux la mais
au lieu que ñu def loolu mais dañuy dem xool koo xamante ni dafay ñëw ku radical lay nekk dafay contradictoire ak li am di indi ay contradiction suñu ne virus bi am na mu ne amul est-ce que journaliste tey warul bokk ci ñoo xam dañuy participer ci luy xeex maladie bi ak ni ñuy sensibiliser nit ñi au lieu que muy dem di talal micro koo xamante ni dafay wax yoo xamante ni c'est des allégations maanaam wax yoo xamante ni daal amul benn sens amul benn njëriñ te jëmalewul xeex bi fenn. waaw boo déggee sànq ni loolu laa la wax parce que dañuy toll benn moment boo xam ni bu fekkee ne ñëpp dañu war a bokk jubluwaay boobu noonu mooy xool naka la ñuy vaincre li nga xamante ni. voilà moom mooy jàngoro boobu noonu. parce que dañu nekk ci comme le président Macron ni ñu ko waxee dañu nekk si en guerre même tamit Sénégal booy xool wax jooju noonu la ñuy wax dañuy nekk ci xeex parce que démb maa ngi seetaan benn émission làmb ñu ne dañuy war a nekk ci benn combat la ñu nekk actuellement te mbër boobu noonu ñu dañ ko war a songu daan ko. léegi fu mu nekk nii làmb ji maanaam mbër yëpp dañoo war a ñoom. jël coronavirus daf ko seen adversaire ñoo ci war a jàpp c'est un combat boo xamante ni ku nekk sénégalais. waaw mbër musicien journaliste le citoyen lambda bi nekk ci mbedd bi jaaykatu marché bi jaaykatu. ñun ñëpp benn adversaire lañ am. ñëpp ñoo war a booloo. nekk mooy corona bi xeex jàngoro boobu noonu dal ci kawam. dóor ko ci suuf. mu nërbel mais li nga wax ni c'est important quoi parce que tey gis nga Sénégal dafa am loo xamante ni dafay nekk gis nga tey buñ gisee lii nee nañu nii gars yi dañ naan non lii du nen lii new la léegi nañ jéem a xool koo xamante ni moom du wax nee nañu nii moom new rek lay wax le contraire lay wax toujours à tout moment s'il y a une info boo xam ni dafa am ñun la négatif la ñuy dem wëri du ñu gis le positif te nanguwuñu ñëpp waxandoo loo xam ni lu positif la maanaam ñëpp nangoondoo ne lii nen la il faut ñu wut loo xamante ni moom mooy différencier ak information bàyyi fi info bi dem creuser li ñuy creuser nag creuser boobu noonu mooy ki nga xamante ni tey mooy wax le négatif. toujours yow nekk nga ci presse yàgg nañ liggéey man ak yow. des fois benn information bu amee nga dem di defi ay interview toujours boo gisee interview nga jël lu mat ñetti nit un micro trottoir ñëpp waxandoo la même chose dañ naan non il faut ñu wut kat mooy wax le contraire. le contraire. est-ce que yaa ngi bàyyi loolu. il faut mu am contradiction quoi. est-ce que yaa ngi bàyyi loolu xel. à tout moment boo defee micro trottoir. toujours un journaliste bu dem sur le terrain. toujours li muy def bu jëlee 3 personnes yoo xam ne dañu wax la même chose daal non il faut ma wut le contraire. wala boo indee élément bi ba monté ko c'est rédacteur en chef déglu ko wala boog journaliste wala boog monteur bi le technicien bi koy monté dans le non da nga waroon wut koo xam ne dafay wax le contraire. toujours le positif duñ ko mës a gis jamais. duñ ko mës a gis jamais au plus grand jamais c'est ça le problème nag toujours nag bu fekkee ne dañu gis loo xam ne dañ ne nen baa ngi nii ñu ne non dañ fiy bàyyi nen bi dem seeti new bi wala konkorong bu dëgër boobu noonu su boobaa nag safaan rek mooy am nag sëñ bi. waaw léegi lan ngay wax sa mbokk nag li may bëgg a wax mooy que ne ñi nga xamante ni ñoo fi nekk toujours ñoom di demander ñu tendre leen micro ñu jox leen micro pour ñu wax ci xew-xew bi nañu nekk ay responsable ñoom ci boppam bu leen coronavirus bi daloon wala mu dal benn membre ci famille jabar wala doom wala ko jigéen ko mu dal jëkkëram am doomam wala yaayam wala papaam du tala wax le contraire kon boog nit ñi ñoo war a responsable nit ñi nekk ay nit surtout dañu toll jamono joo xam ne dañu war a nekk ay nit boo xoolee coronavirus bi yàlla si boppam daf ñuy jox ay misaal nañu yéen da ngeen a war a nekk nit loolu yëpp ci ay exemple la ci coronavirus bi exemple la waaw léegi naka nga gisee mesures yi nga xamante ni Diouf Sarr jël na ko mooy képp koo xamante ni génnati nga rek di wax ci mbiru coronavirus bi ay wax yoo xamante ni waxi ñàkk teggin la yu dëppoowul ak liggéey bi nga xamante ni état bi mu ngi koy liggéey muy autorité sanitaire yeeg ñeneen ak ñeneen ñu yóbbu la ci yoon naka nga gisee loolu. mais loolu dañuy applaudir loolu dañ si ànd carrément parce que tey dëkk bi waxuma la sax dëkk bi Sénégal àdduna wërngal këpp yow yaa ngi foofu ca France gis nga la fa xew
gis nga Espagne la fa xew gis nga Italie la fa xew gis nga Chine feneen ak États-Unis feneen ak feneen la fa xew mais nag loolu du ñu fa nekk tubaab yi nga xamante ni ñooñu ëpp ay moyens gën ñu baax ay hôpital gën ñu nekk dans de bonnes conditions gën ñoo set seen réew yee gën a set suñu réew mii di Sénégal kon boog tey jàngoro boobu noonu ñoom ñu jël ko respecté ko ba mu tax ñu tëj seen i kër tëj seen i usine tëj liggéeyukaay ñëpp arrêté seen liggéey kër médecins yi nekk si ay jafe-jafe dëkk boobu nga xam ne moo gën a set Afrique waxuma la Sénégal Afrique ak yeneen ni ay dëkk Afrique quoi am na ay dëkk Afrique yu set n'est-ce pas mais ñu gën a considérer doomu aadama gën a considérer li nga xam ne moom mooy wàllu wér-gu-yaram ku feebar faju te doo am benn jafe-jafe mais ñun fii ku feebar faju ku feebar balaa ngay faju da ngay am ay problème rawatina coronavirus bii nga xamante ni dafay dugg ni te ni muy duggee ni yéen ñëpp xam ngeen ko gaaw na te kenn amul saafaraam nit ñi toog ku nekk yor sa téléphone wala kii toog ci télé bi wala kii ci toog ci rajo bi di wax du n'importe quoi bu nit ñi waxee jaar nii pour loo xam ni mooy faj mbir mi mooy arrêté mbir mi nit ki jaar fee ne non day jéem a yàq loolu la ñu wax lépp loolu baaxul moom li muy wax moom mooy baax te toujours li muy wax mooy le contraire. indiscipline rek boobaa nag kooku nag loolu moom indiscipline la. loolu ñàkk yar la en plus manque de responsabilité en plus c'est du cinéma en plus dafa nekk koo xam ne dafa yeb waxuma la yeb Sénégal dafa yeb àdduna. ndaxte lii àdduna wërngal këpp la jaaxal kon boog man je suis entièrement d'accord am na ñoo xam ni déglu nañ leen Dembo Ndiaye fële ca dik mais bi ñu génnee rek ne ñoom sax léegi ñooy xeex coronavirus. tu t'imagines lu xew rek il faut ñu wane seen bopp quoi. lu xew rek dinañ ci wane seen bopp di wane ne nii lañ toll nii lañ mel. nga taxaw def sa cinéma ba mu neex la nga demaat di ñu wàññi la nga tiit nga xam ne affaire bi c'est sérieux nga génne noonu non man maay xeex coronavirus bi léegi. moo tax c'est bien fait tu t'imagines si magum jëm. le ministre a bien fait ministre bi lu mu def dafa baax. ay gone doon def sax bu ko ay il faut ñu intimider leen. xale yi sax dañoo tiit coronavirus man sama doom bu ndaw boo waxee danaan la papa raxasul coronavirus papa jëlal antiseptique bi papa toogal ci papa bul dem fee papa bul liggéey coronavirus mais ba nga jëm mu toog devant tout le monde devant le monde entier non di raconter du n'importe quoi léegi il a fallu que un ministre wala boog nguur taxaw wax dëgg am fulla ak faydaam ne digg rek ñoom ñëpp ñu kii donc ba mu amee ba tey fermeté bu ci am moo tax ñu commencé dellu ginnaaw voilà mais su taxutoon nag loolu kenn ku nekk yaa ngi génn naan ren bi dafay faj lii ak ku am coronavirus kaay ma dugal la si néeg bi su ma la sangee wala ma jox la ren bi ñii naan coronavirus bi amut ñii naan ñëw leen màggal si su ngeen ñëwee sëñ bi dina tax du ngeen am coronavirus ndax seen addiya yi xam nga c'est du n'importe quoi Sénégal. dafa doy waar Pape Maguette léegi ñooñu amuñu benn conscience boo xamante ni mooy loolu xëy na xër boo xamante ni dem na ba nga xamante ñoom la ñuy gis moom rek la ñuy gis kon lii dafa doon nekk loo xam ni lu tuuti la ci ñoom man lu ma leen di wax en tant que nit waxuma en tant que sénégalais wala en tant que bokk fi mais en tant que nit nañu gën a waat bàyyi xel askan bi nga xamante ni tey ils sont vulnérables am na ñoo xam ni tey bu ñu bougé fii ak marché bi rek seen dënn bi commencé jóg. kon ñooñu la gën a yàpp boo xamante ni day tere Mumbai day tere Mumbai day tere dajaloo te ni muy duggee ni dafa gaaw am nañu jóge Europe ñëw Sénégal làqatu mën ngañ dajeeg moom même sëriñ bi nga xamante ni tey moom la ñuy màggal si wala sëriñ bi ñuy ziar si mais ku jógee bitim réew ñëw am jàngoro bi nuyu ko wala ñëw di ko ziar si mais mën na kaa wàll nañ am conscience ci côté boobu tu vois. am na ñoo xam ne seen addiya yi rek moo leen intéressé seen addiya yi taalibe yi indi rek ñëpp di lekkandoo xam nga mooy loolu mais daal li ma mën a wax rek nañ delloo si waat xel yi bu baax xam ne lii mbirub suñu borom la du mbirub sëriñu kenn maakaa ngi ne tëj nañ seen i buntu te màkk kenn moomu ko àdduna wërngal képp ko moom ku war a dem ziyaara ji da nga war a dem ziyaara ji tëj nañ seen lépp Maroc ngi ne tëj nañ Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Sy Chérif yàlla na yàlla yokk leeram taas si barkeem tëj nañu seen lépp kon boog dañu toll foo xamante ni actuellement dañu war a delloo si xel yi bi may commencé sama waxtaan ak yow nee naa yàlla moo fi mu nekk nii dafay fëgg suñuy bopp pour ñu delloo ci waat suñuy xel kon boog nit ñi nañu nangoo suñu borom fëgg seen bopp ñu delloo si waat xam na ñuy fëgg sa bopp pour sa xel dellu si waat ngay bañ mais c'est grave c'est grave kon Pape Maguette maa lay gërëm di la sant ñu lay gërëm di la sant waxtaan bi neexoon na lool macha allah
kontaan naa bu baax a baax. jërëjëf contribution bi am na solo kontaan naa yaa ngi joué sa rôle yaa ngi def sa rôle tamit. pour sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi. il le faut ñu ngi koy seetaan Sénégal ñu ngi déglu lii tamit dafa nekk jaamu yàlla parce que ku ci nekk rek fa nga nekk rek mooy sànq li ma la doon wax muy mbër beeg journaliste bi jaaykatu genj bi jaaykatu ndox bi ku ci nekk rek war nga mën a sensibiliser la population ak ni nga ko mënee ak fa nga ko. voilà daggaat na am nañ problème liaison ak Pape Maguette waaye nag bon daanaka moom tàggoo woon na ba pare kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant moom Pape Maguette Ba ndax def na participation boo xamante ni participation bu am solo la donc voilà comme ni mu ko waxee rek ñun ñëpp fu mu nekk nii il faut que ñu transformer wu nekk ay soldats quoi xam nga te benn adversaire rek lañ am mooy coronavirus ñun ñëpp ay sénégalais lañ te ku nekk sa dëkk daf la war a jaral lu nekk tey jii Sénégal dafa am benn virus boo xamante ni daf ko menacé mu nekk virus bu ñuy tuddee virus coronavirus nekk virus bu dangereux comme ni ma koy waxee la répétition est pédagogique je ne cesserai jamais de le répéter tey jii virus boobu noonu ñun ñëpp dañoo war a jàkkaarloog moom xeex ak moom daf ko suñu adversaire jëm ko faa jëlee moo gën ku nekk di taxaw di jaay ñàkk teggin ñàkk yar di jaay ngand lu ay virus bi amu feek ay ñëw leen fii su ngeen ñëwee lii du leen dal bu leen nangu kenn nax leen il faut ngeen éviter loolu bu leen nangu kenn nax leen gis nga magam jëmm bu am xelam di xalaat warul nangu nit jógee koo fële rek di ko wax ay waxu caaxaan mu koy topp kon bu eboo ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci mbir mi te xam ne mbir mi lu garaaw la du mbir mu ndaw te bés bu lawee Sénégal mën na dégénérer parce que gis ngeen suñu système sanitaire bi baaxul donc loolu bu eboo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax c'est très important Sénégal nañ jéem a yaru Sénégal nañ jéem a nekk benn moo gën parce que am na yoo xamante ni amul benn njëriñ di jouer avec le feu amul benn njëriñ léegi ni muy def dañuy dem ba Suède fekk ji Awa Ndaw kooku benn infirmière la nekk origine gambienne di liggéey foofu noonu ci Suède ñu jokkoo ak moom mu joxe xalaatam ci mbir mi soxna Awa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la ziyaare. di la delloo ziyaar. naka waa Sweden. ñëpp a ngi fi ñu ngi laa laajte. waaw naka ngeen dundee coronavirus bi foofu ak communauté sénégambienne bi gis nañ ne Sweden ak Norway ñoom communauté sénégambienne bi benn lañ naka ngeen koy dundee foofu noonu. xanaa jaaxle rek. man ko xanaa jaaxle rek fi mu nekk moom dangaa waaru. Sweden tëj nañ daanaka tëj nañ suñu aéroport bi kenn du tukki kenn du ñëw si biir dëkk bi. li kay moom xanaa jaaxle rek. yéen ñaata kaa ngeen am foofu Sweden est-ce que li ngeen am ci ay kaa bëri na. allo. yaa ngi maa dégg. waaw maa ngi lay dégg ma ne est-ce que li ngeen am ci ay kaa bëri na maanaam ñi nga xam ne mbir mi dara na dal. si bëri na torop as démba ñu ngi tollu woon si junne ñaar téeméer. te yokku na fi mu nekk. tey yokku na. am ngeen ay mort yokku na. ma ne ndax dafa am ay mort. waaw am nañ ay mort démba juróom-ñetti nit dee nañ ci. waaye ñu bari ay ñi ci ëpp mag lañ daal ñëpp mag lañ. kon daal mag yi lay gën a laal daal. waaw waaye xale itam dañoo dee waaye Sweden moom amaguñ keesi si xale yuy dee ñu toll si ñun niñ toll nii waaye màgget yi daal sonal na leen torop ndax ñoom la di gën a sonal. waaw yow mi nga xamante ni da nga nekk ci milieu bi nekk infirmière maanaam nurse comme ngeen koy waxee naka ngay dundee mbir mi ak patient yi nekk foofu ak yooyu noonu naka ngeen koy dundee. waaw xanaa di jël ñun tam dañoo jël rek naka lañ ko waxee. seen matuwaay. prévention si waaw suñu matuwaay yu mut di oytu di toppa précaution si ñu wax. ñu toppa ko. waaw di def daal ba mut sekka daal parce que jàngoro bi dafa gaaw torop. nekkut lu ñooy caaxaanee. nekkut lu ñooy caaxaanee dara gaaw na te baaxut daal jàngoro bi moom yal nañ ci yàlla musal
waaye fi mu nekk ñëpp fi mu nekk daanaka ñu ngi toog si neen kenn xamut fii daanaka soo sojee sax fi mu nekk doo liggéey soo sojee ba oote ne dama soj ñu ne la toogal waaw soo fiilee ne da nga sa bopp bi mooy meeting nga xala am température tuuti xaw ma naka lañ ko waxee si seen laaka bi yéen seen français bi température waaw température bi su eggee tuuti sax ñu ne la toogal waaw prévention daal moo gën ñu toog di la faj mooy prévention bi waaw prevention is better than cure loolu la anglais di wax waa léegi gis dégg nañ ne Gambie am na benn cas jokkoo nga ak waa Gambie pour xam am ay information ma démba ci guddi as am naa lu ma naxari waaw dama doon wax ak nit démba si suba mu naan ma fii dara du fi ñëw fii dëkki julit la déggal wax ma ne ko déggal wax ne ma waaw ay waxu caaxaan la loolu ay waxu caaxaan la loolu loolu ay waxu caaxaan la sax as addina bi yëpp taxaw benn place ñëpp d'accord Europe bi ngay wax ne Europe sax ñooñu gën a développe óor nañu ne fii si third world country lañ nekka ñoom ñëpp ñu taxaw ne lii moo xew nañ leen jël naka lañ ko dee wooyee suñu ay matuwaay prévention yi ay matuwaay yii nii pour wàññi affaire bi déclaré nañ ne épidémie la waaye ba léegi yéen a ngi toog foofu di wax naan ne fii dëkki jullit la man loolu daf ma tiital man de gars yi démb bi ma déggee affaire yi nelaw ma ba bur set ndax dama ragal ndi kiñ ne daf ko am mu ngi ñëw Gambie depuis ondi weer bi mu taxawee marche bi ni fukka ak ñeneent 14 la ñëw Gambie ba démba lañ soog a confirm ne dafa am jàngoro bi may xalaat rek ñaata nit la kooku war a jongu wanteel waaw moom mooy comme kaawu Sénégal bi rek waa ji jógee woon Italie dem Touba feebar bi nekkut ne duñ mën a toog rek ñuy wax naan ne nekkut feebar bu du ñëw fii nii Afrique dafa tànga Afrique feebar bi du fi dunda ñoom ñuy wax loolu yëpp xamuñ ci dara parce que duñ ay médecin duñ ay spécialiste ci wàllu santé possible sax neey loolu daal fi dafa doy waar torop doy na waar man daal li ma wax suma gars yi rek ñu jël matuwaay yi ñu leen wax ndax ñun amuñ garab yu doy amuñ hôpital yoo xam ne amuñ bagage yi mun a dimbale suñ gars yi foofu loolu tax suma xol bi na xari aas ma xol bi na xari na torop kon daal yow sa xel yëpp fu mu nekk nii mu ngi ci Gambie parce que yaa ngi xalaat propagation bi maanaam wàllaate bi waaye fi mu gis nga fi mu nekk mënumaa dem li ma na xari rek mënumaa gis suma mbokk yi kenn xamut yàlla rek a xam ñaan yàlla rek yàlla sàmm ñëpp waaw yal nañu yàlla sàmm ñun ñëpp daal léegi ban appel ngay lancé mbokk Gambien yi ci mesure préventive yi maanaam prévention yeeg yooyu noonu xanaa ñu toppal li ñu leen wax di raxasu ba set seen loxo yi di use hand sanitizers mooy li ñu xaw man xam ngeen ko de waxee si français mooy hydroalcoolique yi mooy produit waaw exactly loolu disinfectant yi soo raxasoo ñuy raxasoo saabu ba set use disinfectant yi te ñuy avoid xew yeeg ngente yeeg dëcc yeeg ñuy sooy wax ak nit sax nga sori ko benn mètre genn waala bul ko jege ndax loolu ñun loolu la ñoo def fii dama demoon ci bitik war a jënda waaye gis nga soo tourné ba am si nit rek su lay seen ngay ñëw rek nga gis mu départ du la bugg a jege waaw loolu yëpp si prévention la bokka kenn buggut a jege sa morom dëgg la parce que xamuloo ndax man maa ngi ko am affaire bi mun naa koo am man te duma xam ne maa ngi ko am waaw dafay am temps d'incubation maanaam incubation day mat 14 jours 14 days exactly yow 14 days ñaata nit laa ci mun a dajeel ñaata nit laa ci mun a jonk wanteel ñaata nit laa ci xam nga ak suma famille fi ma dëkka suma am di jaama yi ma amal affaire xam nga soo lii daal nañ leen jël musluwaay yi mut fekk def li ñu wax ñu def ko ñu jël ko ñu xam ne lii dëgga la amul dara luñ cee weddi amul yàlla dafa wàcce si yàlla moo ñu wàcceel feebar bi dëgga la am na loolu moom kenn mënut koo weddi lu am la ba pare dëgg la te jéem a am yar ak teggin parce que gis nañ ne Sénégambien yi moom dañoo manqué yar ak teggin loolu waaye ci mbir mu ñëw rek dañ siy wane ñàkk yar waaye ñàkk yar moom soo ko defee rek dangaa ñàkk lu bari tam waaw gis nga tubaab yi ñoo wax naan duñ ay nit yi yàlla sooy jokkuwante ñoom si ngay xam naka la ndax ñooñu gën a jege sax yàlla as
waaw ndax ñooñu gën a ñooñu gën a set xol ndax yàlla xol lay fay dëgg la kon maa ngi lay gërëm di la sant xam naa nga nuyul ma waa Sweden rek te ngay ñaanal waa Gambia bu baax a baax nañ ko dégg bu baax di ñaanal ñëpp yàlla musal ñu si feebar bi ñun ñëpp ñu take care of ourselves amiin ñu déglu li ñu wax déglu autorité si li ñoo wax yëpp dégg la nañ follow noonu rek ndax ñu jàppalante waaw te jéem a understand nag ñu prevent dimbale suñ màgget yi tamit suñ mag ñi waaw parce que mag ñi leen gën a sonal bu leen duggee da leen di sonal lool torop ñoom lay gën a sonal sax ñoom lay gën a rey sax waaw ñoom lay gën a rey tamit soo nañ leen jàppale gars yi dimbale leen soo amee sa mag ci biir kër mu feebarut gan yeeg yooyu su ñooy ñëw nga ne leen fi mu nekk de jàngoro baa ngi fi toogal mun ngeen a xaaree noonu ba ci kanam waaw óoru daal kon baax na soxna Awa ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi laa fay jërëjëf soxna Awa Ndaw depuis Suède ñu koy béggee bu baax a baax moom nag Gambien la mais Sweden la nekk foofu noonu infirmière donc moo doon joxe xalaatam ci li nga xamante ni moom moo di direct bi donc kon dañuy continuer rek di jël gars yi nga xamante ni ñoom dañoo bëgg a participer léegi nag ni ñuy def mooy dem ba Espagne waaw dem seeti ji Mansour Soro Malick waaye nag ñu ngi may wax ne ma sax moom dafa dem vacances Sénégal xaw ma fan la jaar sax ba dem Sénégal am na ñu may wax ne moom Mansour dem na vacances Sénégal te Espagne fu mu nekk nii situation bi doy na waar lool suñu mbokk yi tamit suñu mbokk immigré yi ngir yàlla nañ toog ba situation bi décanté wu su ko defee ñu jéem a dellu Sénégal parce que dem Sénégal du weesan kon ñu dem seeti ki nga xam ne moom mooy Soro Malick maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Soro. waaleykum salaam sëñ Abdallah. waaw ziar naa la cheikh bi. maa lay delloo ziar. man kat dama la doon laajte ñu ne yow jógee nga Espagne ba dem Sénégal man pour man yaa ngi Espagne sax. non man fi mu toll nii maa ngi Sénégal nekk si mbedd yi di xuloo rek suba ak ngoon guddeeg bëccëg. da ngaa daw wala yow nu mu demee noonu. non daw ma nag dafa tombé. waaw mais foo jaar Mansour parce que gis nañ ne instant bi gars yi tëj nañ frontière yi espace aérien dafa tombé nag affaire yi moom yaakaar naa fi mu toll nii moom kenn mënu koo daw fenn ndax tas na si àdduna bi xanaa kay moytu rek fu waay nekk moytu. mais foo jaar xanaa avant gars yi di tëj frontière yi si nga départ wala. non avant ñuy tëj frontière la départ. kon yow tel nga dem quoi def naa fi semaine maa ngi fi ñoom mardi bi passé. mbaa bi nga ñëwee gars yi quarantaine la. man kay bi ma ñëwee gars yi teg nañ ma seen yooyu di mel ni pistolet rek. léegi après nga jàll quoi. ma ne la gars yi daal teg nañ ma seen yooyu di mel ni pistolet daal ba laaj ma adresse ak yooyu mais lu ñu def sax baax na parce que dinañ la laaj numéro téléphone dinañ la laaj adresse. waaw c'est très important. nee nañ pour en cas quoi bu fekkee dañ gis si avion bi kenn ku xam ne dafa am affaire bi ñu mun a jël si ñëpp ak yooyu loolu moom rafetlu naa ko. waaw c'est très important ñu gën ci farlu rek xanaa gën ci farlu. waaw léegi lan ngay wax sa mbokk immigré yi nekk Espagne instant bi ak Italie nga xam ne ñoom am na si ñoo xamante ni dañuy def coûte que coûte ne dinañ dugg Sénégal lan nga leen di wax. non ñooñu moom li ma leen di wax mooy comme que affaire bi toll na fii moom. waaw nañu moytu parce que comme que dañ na affaire bi mun na nekk si yow def ay 14 jours 15 jours ñu soog ko xam. mooy temps d'incubation bi. waaw kay nañu moytu bu fekkee ni mun nañoo toog foofu ba solution am moom moo gën parce que ñun ñu nekk fii sax dañuy xaw a tiital nit ñi parce que man maa ngi dama am problème yooyu. bi ma ñëwee ba léegi mënuma seeti kenn ndax da ngay dox si mbedd mi sax nit ñi di la joxañ ak affaire yooyu. waaw parce que Espagne nga jógee. waaw te loolu sax rafetlu ma ko parce que yu mel nii bu amee tamit li ma yaakaar ni moo si tane mooy ñun ñëpp ñu bokk ko xeexandoo rek kenn bañ a daw kenn ku si tane sa morom loo ko mun a dimbalee pour yee ko si affaire bi niñ koy moytoo. nga def ko. moo gën parce que dañ toll si lu xam ne fi mu toll lii du affaire politique. lii si affaire benn balaa la ba nga xamante ni daf yàllaa ko wàccee. ñun ñëpp dañu war a mën a ànd xeex ko ku nekk nga xeex ko si noo ko mën a xeexee ñu jàppalante ñun ñëpp ñu ànd ak gouvernement bi waxuma ko nag parce que sénégalais moo gën a gaaw si ne da doon nekk fële di aalu mi ngi Sénégal moo tax muy wax leneen non. maa ngi Sénégal lii laay wax lii laay wax tey ku mu neex tamit nga jàngal. non jamono ji sax dafa laaj ñu nekk benn ñun ñëpp dañoo war a nekk benn jël affaire politique ak affaire ay appartenance teg ko fële.
waaw kay foofu laay waxee parce que xam nga nit ñi moom. dem ñu ne dafa nekk Sénégal moo tax muy wax leneen non waxuma ko man nëbbatuma maay Sénégal Cambérène laa dëkk maay fii nëbbatuma man Mansour Ndiaye maay wax nii. dëgg la nëbbatuma mais nag mbir mi dafa toll foo xamante ni. ñun ñëpp dañoo war a mën a ànd ku am sa xaalis nga def si ku amul sa xaalis nga sensibiliser nit ñi. si ndox mënee. ku nekk rek am nga rôle boo mën a jouer quoi. waaw maa ngi ñaan tamit police bi bu ñu mënee baaxee nit ñi ay numéro téléphone yoo xamante ni. fu ñu gis mbooloo dajaloo ñu mën a woo police bi ñu tas leen parce que man démb rek man diggante inte 15 ak inte 12 maa ngi parcelle. waaw inte 15 ak 12 démb maa ngi romb ay maire ñuy def seen benn ngandi xew man damaa mujj booy bi man àndaloon si moto bi dama ne ko wàññil ma wax ak maire yi daf mu wàññi ma ne maire yi hey dimbal. ah bon. Baab dañ doon ngénte dafa mel ni réseau bi dem na. démb xaw ma ngénte la xaw ma takk la xaw ma nu mu demee noonu mais démb rek maa ngi romb benn nga nim xew. ci diggante tali bi nekk inte 12 ak inte 15 mais dama taxaw foofu wax ak maire ne leen bu leen lor seen bopp loraale nit ñi bàyyi leen dajaloo bi ndax lii dañ koy tere bu leen ne mun ngeen nëbbatu rek def lu leen neex léegi da ngeen nëbbat def lu leen neex bu ngeen paree ku nekk delluwaat sa kër. léegi bu fi dara xewee nga paas ko sa waa koñ wala nga paas ko sa waa kër génn paas ko ñeneen ak ñeneen buñ defee nii xeex bi duñ ci am benn ndam. ñoom affaire bi dañ ko jël à la légère quoi maanaam ñoom. virus bi dañ ko jël à la légère. mbedd mi sax da ngay dox gis ay groupe nit yi ànd naan hey dëkk bi dara amu fi tubaab yi ñoo créé lii rek pour tiital nit ñi ak yooyu te loolu du dëgg ndax tubaab yi mënuñoo créé lu xam ne ñoom ñoo ci gën a loru. ah waaw seen économie bi taxaw seen lépp taxaw. seen activité yëpp taxaw jaralu leen ko taxaw ba pare boole koog deegu metti te bu kenn taxaw naan ay mag kase ci dee xale yee ngi dee mag ñee ngi dee ñëpp a ngi dee. waaw man lu may wax nit ñi mooy nañu xam ne lii feeb affaire bu garaaw la benn balaa bu garaaw la bu yàlla wàccee. nañu xam ne lu am la te képp tamit gouvernement jël ay responsabilités am. képp ku ñu dégg nga taxaw naan ay lii am naag amul ñu woo la te nekkul ne dañuy woote di bàyyi nit ñi ñuy demat seen yoon ndax ay Ablaye Mbaye Peex ak ay Salbe Ndom ak keneen ku mu mënti doon kilifa diina beeg yonanti beeg képp ku ci génn taxaw ne lii amul nañ la woo boo ñëwee ñu téye la ba affaire bi passé même buñ la dee tëj 5 ans wala 10 ans ñu tëj la ñu atte la atte criminel parce que am na yoo xam ne ku koy wax si réew ak affaire bi fi mu toll yow dañ la war a atte ñàkk kilifa rek ak indiscipliné. waaw et puis tamit suñu mbokk moodu yi képp ku nga xam ni comme ki jógee Barcelone képp ku nga xamante ni affaire bi dalee na la Europe nga xam ne dal na la foo mënti jaar ba dugg ci réew mi bu ñu la jàppee nañu la faj ba nga wér si jàmm ak salaam ñu atte la atte criminel ku ray nit. parce que am na yenn yu xam ne ku koy def yow yaa doy na waar ki jël bombardé askan bi. parce que Sénégal dañ ko fa indi wax dëgg yàlla buñ toogoon xëy na ni mën nañ see mucc. voilà parce que man dégg naa ne ki jógee Barcelone moom si hôtel yi la jaar xaw ma fu mu jaar ba dugg ci dëkk bi mais bi muy ñëw moom xamoon na ne am na feebar bi. léegi loolu nit ku ko def dañ la war a faj ba nga wér ñu atte la atte criminel. parce que loolu ak taxaw jël sa fetal di bombard di rey nit ñi benn la. c'est la même chose gouvernement bi jël responsabilité am ñëpp ànd ak ñoom jàppale leen si xeex bi parce que lii du ay xeexu politique lii loo xam ne balaa bu yàlla wàccee la ñëpp ku nekk war a takk say dàll sensibiliser nit ñi ku nekk def ci li nga mën ku am sa ñàkk nga def si. te suñu politiciens yi député yaa ngi nii maa ngi dégg naan ay ku nekk xaw ma 25 000 ak yooyu non nañ bàyyi yooyu Sénégal li ñu war a bàyyi. dañoo war a xaaj salaire yi sax. voilà jël alalu àdduna sawaay def ko muy non nañ def ni tubaab yi gëmuñu yàlla gëmuñu yonante bi mais terewul ñoo ngi ni ku si nekk da ngaa jël sa alal di ci participer bu baax di dimbali parce que lii gouvernement kese mënu ko. dëgg la. ñëpp si war a jàpp du affaire du xeexu gouvernement lii xeexu askan la. jërëjëf képp ku doon woowee sa bopp patriote tey lañ koy xam si lii lañ ko war a xam ñun ñëpp lañ war a ànd nekk ay patriote topp si ginnaaw gouvernement bi ak suñu docteur yi fi nekk conseil yi ñuy joxe ñun ñëpp ñu jaar si. jërëjëf Mansour. maa ngi jégalu nag si guddal bi maa ngi jégalu ci guddal bi. non baax na wax nga lépp sa contribution am na solo wax nga lépp ñu ngi koy remercier bu baax a baax kooku di Soro Malick nekk activiste waaye tamit nekk fële ca Espagne waaye jamono ji présentement dafa dem vacances Sénégal donc Sénégal tey jii ci mercredi bi à partir de 23h59 dañu war a tëj maanaam aéroport bi am yenn vol yoo xamante ni waratu la ñëw en provenance de France d'Italie Belgique ak Espagne waaye dégg nañ ne am na ñoo xamante ni
dañuy dagg ticket jéem a jaare ji ay Éthiopie ñuy jaar ay Mali après dugg Sénégal man lan moo ko fi jar tey ñoo toog parce que ku dem boo àggee da ngay contaminer nit ñi da nga leen di wàll parce que ki jógee ko Italie bi mu ñëwee dem Touba gis nga dafa dem wàll nit ñi ki jógee ko Espagne Barcelone tamit kazalika naka noonu kon nañ jéem a toog ci dëkk bi xam ne situation bi moo ko laaj dem Sénégal du wees Sénégal fa lañ dëkk dem fa du wees Sénégal day nekk ba àdduna bi di tukki Sénégal jeexagul Sénégal du jeex xam nga te wax dëgg yàlla mu ngi ñuy suturaal amaguñ benn mort te gars yi ñu ngi wax ne dem nañ ba ci instant bi ay 31 cas kon ni ñuy def mooy dañuy dem ba Suisse daal di seeti ji suñu benn xarit Pape Oumar Dia moom liveur la activiste la mu joxe xalaatam Pape Oumar maa ngi lay nuyu. waaw Abdallah nu mu demee ça va. ça va sant yàlla ñu ngi lay ziar naka waa Suisse. waaw ñoo ngi ci jàmm di leen wax yaa salaam yaa salaam. waaw noo gisee waxtaan bi ak li am Sénégal instant sans limite. waaw fii moom Suisse moom ñun ñoo ci jàmm. ndax fii moom doy xool xeet bu gën a yaru si àdduna. bu gën a am discipline. ñoom ñëwee Genève rek nga xam ni Suisse yi ñoo gën a yaru ñëpp. ñoom bi affaire bi amee mooy canton de Genève génne nañ def nañ déclaration. wax ne nit ñi ñu jël ñu tëj. wax ne nit ñi ñu jël seen distance 1 mètre. ku si amul soxla bu jàmp comme ça nga war a jëndi wala nga yóbbu nit hôpital nga war a yow dimbali nit waroo génn yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. waaw mais fii nag ñun tiituñu si loolu parce que fii li may wax rek même supermarché yi doo si dugg distance 1 mètre dañoo organiser wu fii ñun tiituñu si organisation bi parce que ñun ñëpp suñu xel dal na si organisation bi ñun ñëpp ñoo di suñu kër yi. kenn génnul man kër gi ma nekk benn boy rek mooy génn dem duggi ñëwaat bu ñëwee dina raxas loxoom sangu sax da koy def day génn duggaat léegi sangu defaraat yaramam. mooy wane ni rek feebar bi am na. kon yéen am ngeen ay cas foofu est-ce que Suisse am nañ ay cas yu bëri. bon am nañ ay cas am nañ ay 100 et quelques morts ñoo ni si 1000 cas ñun ñooy 8e si monde bi. ah yéen ay 8e ci monde bi. waaw ñun ñooy 8e si monde bi. ah dañu gis ci information yi kat Suisse moom duñ ko médiatiser lu bëri ci seen cas yi. waaw xam nga ñun nag dañoo nekk xeet boo xam ne dañoo yaru te tamit doo gis du ñu waxee ni nit day moomal bopp yàlla am doo ñëwee fii rek nga xam ne xeet bu dal nan Suisse doo leen dégg si benn histoire. xeet bu dal nan bu ñu amee problème xam ne ni yuuxu du ko faj ak jooy du ko faj. mais fagaru moo koy faj. te ñoom dañoo fagaru si lépp. si lépp. waaw léegi lan ngay wax sénégalais yi ak indiscipline bi fa am instant bi nii di négliger feebar beeg yooyu. indiscipline bi yëpp sama grand frère journaliste boobu. waaw Pape Maguette bu am solo. mu ne doo indee xabaar dañ lay wax pour nga indi sens contraire bi pour nga contredire ko. xam nga loolu nan la tudd. loolu mooy média mensonge. mooy ñi mooy ñi jeexal opinion nit ñi jaxase opinion nit ñi. comme rek ñi ñuy wax ay ñoom Mbaye Peex ay ñoom Salba ñoom ñooñu ñëpp média mensonge la ñuy def bëri na sax ci activistes yi ñoo xam ne dañuy def média mensonge. noonu la tudd média mensonge si moom la ñu xoolal bu dee mooy xoolal moo gën a dangereux ci communication yi moo tax ñu rey Kadhafi média mensonge. dañ lay accuser. Papa Oumar Dia. mooy fausse information quoi Papa Oumar Dia infiltré la Papa Oumar Dia lii la yow mi ma xamul Abdallah. facteur temps moo may gisee ak yow. tant que xamoo ma. da nga naan Papa Oumar Dia infiltré la loolooy média mensonge. loolu dañ koy utiliser pouvoir yi ñoo koy utiliser nag ñi am doole yi. voilà ñu si bàyyi xel ñun ñëpp sénégalais yi. waaw léegi yan conseil nga leen di jox sénégalais yi pour mesure préventive yeeg yooyu noonu. waaw parce que man actuellement nii woote naa Sénégal mais man sama biir kër dama leen mettre en quarantaine te Dakar la ñu dëkk HLM. ah mais yow naka ngay nekkee Suisse di mettre seen waa kër en quarantaine. xam nga lu tax jaay ko fi jën bi sax nee naa ko deel yem si buntu kër gi parce que moom day dugg kër gi. mais Pape Omar ñoom buñ ko respecté wul yow doo ko xam Pape Omar mënoo nekk Suisse nag di joxe ay instructions depuis Dakar. man prévision yu ñu jël Genève fii man moom laa jël sama kër avant muy dal waa Dakar. mieux vaut prévenir que guérir dama leen ñuy jiitu si ni ñu war a comporté woo. parce que foofu amaguñu yenn cas yu garaaw yi moo tax damay jiitu. samay doom dootuñu génn te teg naa ci sama yàqin kuy génn kenn mooy génn dem dugg ñëwaat amul taxawaalu amul dara. ci biir kër gi ñëpp. ba pare ku génn boo ñëwee nga raxas ak saabu. décision yi may jël la.
parce que ñooñu samay garantie sama garantie yow la ñu nekk li ma yàlla dénk la pour ma sàmm. li may dundee rek ñoom noonu la ñuy dundee actuellement man nekkuma si jàmm. kon ñoom nekkuñu si jàmm ndax affaire bi c'est mondial. bu ko jël foowee. dëgg la laal na dëkk yëpp kon ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw bëgg naa ñëw si affaire bi ban genre rey la lay rey pour Sénégalais yi bàyyi si xel. waaw. xam nga Abdallah mooy li ngay gis sa dee mooy lap wala lakk ñaari dee yooyu daa metti da ngay gis sa dee kii da ngay fàtt mooy da ngay gis li lay rey. dafa metti ni muy reyee. fagaru leen set la ñu woote. raxas seen loxo contrôler xale yi bu leen sous-estimer dara bu leen nuyoo bu leen joxante loxo fagaru leen lii guerre la li ma daan wax rek on est en guerre te ñun yëguñu ko ñun Sénégalais yi. on est en guerre lii dina tax contre le coronavirus ñu bàyyi média mensonge bi Abdallah te ñu xam ni. Sénégal moo woote. ñun ñëpp ñoo soxla ku si nekk mën nga dimbali sa bopp si wax si sa poos si sa jëfin si sa comme li ngay def nii rek yaa ngi def affaire bu rafet boo xam ne di nga recensé doomu aadama yi bëri fu mu nekk nii loolu la ñu woote Abdallah ma bañ a guddal. jërëjëf di leen wax yaa salaam di leen bëggee yéen ñëpp. bëggee nañ la bu wér Pape Omar Dia depuis Suisse wax na wax yu am solo fu mu nekk nii nous sommes en guerre donc contre le coronavirus fépp foo xamante nii rek yow féetee nga fa voilà. xubul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk foo manti féetee ci àdduna bi foo manti nekk à travers les réseaux sociaux man nga def sa liggéey sensibiliser nit ñi parce que dara jarul xeeb lu ñuy def nii tamit jarul xeeb parce que dina am ñoo xamante ni dinañ leen sensibiliser pour ñu gën a mën a farlu bu baax a baax gën a moytu c'est très important loolu daal baax na bu baax a baax gars yi bàyyi ci xel te ñu jéem a am yar ak teggin moytu indiscipline bi waaw donc dañuy dem ba États-Unis dem seeti yaa Astou Diop yaa Astou Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi nuyu ñëpp waay. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw di leen nuyu di wax ni live dañ doon live démb ak barki démb waaye foog naa live ngi dooree am na njariñ. jërëjëf. waa léegi États-Unis yéen tuuti xabaar fii rek ci suñu boor. waaw ma ne États-Unis yéen seen boor nu mu demee ak corona bi ndax. cas yi mu ngi multiplier wu ndax am na Sénégalais yoo xam ne laal na leen wala déet. oui cas yaa ngi avancé kay. parce que xam nga États-Unis ni mu toll dafa mel ni nga ni Afrique yëpp na dajale ko benn. waaw 52 états la. exactement. donc 52 état man bi ma nekk nii rek dafa mel ni moo ëpp Sénégal man état bi ma nekk. waaw. te man fii benn région laa nekk bu tuuti boo xam ni base armée bi fa la nekk. dëgg la. ak ñi centre bureau musée yi def ci weer bi. waaw. donc pratiquement état bi ma nekk nii dafa bari sécurité trop. te tey rek ñu ngi déclaré léegi ñaari militaire armée base bi corona bi jàpp na leen dugg na leen. waaw contamination bi dafa gaaw trop médecins yi rek. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ci secteur bi ñooy gën a exposé wu ci danger yi sax. léegi nag ñaari militaire armée. am nañ ko mu naqari leen nag ñu génne ko parce que ñoom dañu fonk seen doomu troupe yi dañ leen a fonk militaire yi trop léegi nag mais am nañu moyen pour dugal leen ci hôpital yi waa léegi seen autorité yi yan mesure lañ jël pour wàllu prévention beeg yooyu noonu waaw mais parce que li ñu def nañu sànq benn réunion d'urgence pour kenn ku nekk nga quarantaine sa bopp toog ci kër gi kii bi nu mu tudd ci Sénat bi nee na pour nit ñi nga xam ne ni comme sama genre yi nga xam ne dañuy liggéey ay coiffeuse ay ñenn defar wee ñi nga xam ne dañoo am seen business yu ndaw pour ñu bañ a dem nee nañu dinañ leen jox kenn ku ne $3,000 benn américain bu nekk dinañ la jox $1,000 bu fekkee amoo business amoo dara tu vois ba pare dinañ la jox lekk doo fay sa courant doo fay ndox doo fay dara daal sa même sa kër da ngay toog ñoom ñoo lay gérer mais na nga yem sa bopp rek ba pare grande surface yi li ma ci gën a neex mooy dugal nañu ci buntu bi hand sanitizer maanaam ay toilette tissu yoo xamee ni papier yoo xamee ni day tooy ak nu mu tudd désinfectant yi waaw chariot da nga ci laal ba pare ba sa loxo tooy nga téye ko dugg ak moom ba pare ki nga xamee ni mooy nekk ci cantine bi nekkatu fa ci machine yi ngay jaar pour fay donc tout est organisé pour éviter contact bi dañuy moytu quoi contact bi parce que contamination foofu lay jógee exactement donc ki nga xamee ni mooy nekk ci kees gi jigéen nekkatu fa machine bi ngay dem nga fay léegi itam amoo droit jël plus de ñaari keesu ndox amoo droit jël
ñeenti petit pois lu ëpp ñeenti petit pois lépp looy jël daal bu dee ci affaire yu ndaw yooyu la par ñeenti ngay jël parce que lu tax camion bi indi lekk du taxaw dina ñëw mais day jël temps pour charger pour ñëw pour wër jotaay dëgg la donc bëgguñu nga yanu ko yëpp yóbbu sa kër keneen ñëw toog di xoole waaw dañuy bañ mu am pénurie quoi mu manqué dañuy bañ mu am pénurie maanaam mu manqué exactement léegi nag lu mu gàtt-gàtt man jaar naa fa joxe naa fa benn message ci benn ku ma dajeel ci buntu bi noonu ku fay liggéey ma ne ko képp ku ñëw na nga leen wax ñuy nettoyer jël ci tissu bi am ñuy nettoyer waale seen portable yi parce que portable yi mooy jàpp jàngoro bi te nit ñi xamuñ ko dëgg la waa léegi lan ngay wax sa mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal te jël affaire bi à la légère di ci caaxaan ba pare di ci wane indiscipline bu jéggi dayoo lan nga leen di wax waaw sénégalais yi li ma leen di njëkk a wax mooy li nga xamee ni moom la li ñuy woowee suñu mbokk yi ñuy wax ñett moom la ñuy fajee maanaam doomu jàngoro bi maanaam mun ba ci Côte d'Ivoire faj na kaawam mooy na ñëpp jënd kaani ak laaj parce que nit ki génn léegi sànq jóge Espagne sax maa ngi ko koy wax bu mu tiit na muti kaani bu doy ak laaj bu wëri loolu pour prévention bi la quoi exactement mu defar pepe suuf parce que loolu doomu jàngoro bi ñemewul laaj waaw yow système prévention daal loolu la quoi mooy laaj beeg kaani bi bàyyil ma eggale dafa am solo li may wax trop waaw ma ne ndax système prévention la laay wax système prévention waaw xobi limon ak laaj waaw xobi limon ak laaj da nga koy dëbb moom def ko ci sa ndox naan ko chaque jour mais pepe suuf bi moom na saf sàpp ak kaani ak laaj bi moom vraiment nga bàyyi dañuy ba kay paree yàq sax nga papp laaj bi def ko ci su ko defee ngay sentir laaj bi lépp li ngay gis nga koy def 2 ou 3 fois par jour parce que xamoo ko ci lan nga nekk xamoo ndax am nga ko xamoo ndax amoo ko yaa ngi dégg te loolu soo ko defee di nga gis ni bakkan yi lu bare dina génn chaque jour nga koy def ak njaboot gi tey moytu ba pare di wax suñu imam yi côté ñi nga xamee ni dañuy wàcc liggéey nañu limité ñiy suuli nañu limité ñaan gi buñu tëj yi nañ ko arrêté complètement di wax suñu militaires yi maa ngi leen di lancer appel ngeen dem ci marché yi ngeen décanté situation marché yi service yi ñi nga xamee ni tamit dañu amee service yore compagnie société privée nañu sensibiliser seen ay travailleurs ci biir xool naka la ñuy yegayantoo ak loke yeeg yëpp ñu indi ay moyens de sanitaire pour désinfecter bureau yi parce que lii liggéey ñëpp la du liggéey benn nit rek Macky Sall na génne xaalis bi on a encore le temps yàlla mayagum nañu temps pour mu commencer tabax des hôpitaux parce que ku mën a maye oto 50 millions barki Dembo Ndiaye tabax hôpital jaaxalu la te mu wàññi. non mais instant bi hôpital man du gaawee noonu ñun duñ ay chinois chinois yi ñoom dañoo am ay moyens de. il faut pas être son juge. bul ko juger bul ko. non juger nga ko mais amuñ moyens yooyu quoi comme hôpital boo xam ne dinañ ko mën a tabax mu gaaw comme chinois yi. y a trop de maçons am nañu suuf am nañu fer am nañu on a de l'espace xoolal bul ko kenn plaidel parce que am na ko mën na génne léegi lu ko neex def lu ko neex ci xaalis waaw te gis nañ ko ñun tegal suñu bët donc nañu ko defal parce que yàlla mi ngi ñu may encore temps dégâts yi nga xam ne dafa dugg Italie rek def ko dafa ko Sénégal donc pour ñu jóg léegi mieux vaut prévenir que guérir te corps yooyu nga xam ne daf ko am HTTT seen salaire yi nañ ko arrêté dugal ko ci hôpitaux yi moo gën taxaw di yalwaan nit ñi ministre 81 yooyu na ko arrêté def ko 10 ministres seen salaire yooyu na ko dugal ci hôpitaux yi parce que waxtaan wax dëgg ci la bokk te li fi ñu nekk caaxaan jeex na saaga ndey jeex na xaste jeex na. ñu nekk benn. ñu nekk benn. waaw kon jërëjëf moom laa amoon lu may wax wasalaam. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax yaa Astou Diop di gërëm gars yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel yëpp live bi gudd na vraiment lu ñu si jublu woon rek mooy sensibilisation xam nga ku nekk ñu jël sa xalaat nga wax li nga xam ne moom nga xalaat parce que tamit ñun on est devenu des soldats waaw dañoo war a transformer wu ñu ñëpp nekk ay militaires xam nga nekk jéem a jublu ci guerre bi nag kenn la ñuy geeral mooy le coronavirus pour vaincre ko waaw te àdduna bi yëpp ci loolu lañu nekk les pays développés les pays sous-développés ñi nga xamante ni egg guñ fa sax ñuy commencé def ay prévention donc kon ñun yàlla def na nag egg nañ fa nañ góorgóorlu ci prévention yi te bañ a jël affaire bi à la légère bañ ko fowee parce que am na yoo xamante ni kenn du ko fowee faut pas jouer avec le feu waaw Sénégal yeewu leen nekk leen ay nit régler leen takk ngénte rassemblement ci dëj yi concert boîte de nuit
ah màggal ziyaara gàmmu bépp manifestation moo xam religieuse moo xam sportive yépp nañ ko arrêté ñu jàppale autorités yi te autorités yi tamit nañuy jël seen ay responsabilité gis nga nit da ngay mat autorité wala nga bàyyi ko su ngeen teree nit ñi ci situation yi ñu toll ñu bañ utiliser leen force ngénte bu ngeen fekk na ngeen tas gaa yi disperser leen waaw mbooloo bu ngeen gis na nga leen disperser jël ci ay mesures yoo xamante ni ay mesures yu idoines lay nekk waaw am fermeté parce que sénégalais yi daf ci am ñoo xam ne dañoo indiscipliné te duñ dégg dañoo dëgër bopp waaw kon daal ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di kontaan ci yéen saa su nekk vraiment live bi ñi ko doon seetaan yépp ak ñi nga xam ne partagé nañ yépp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di kontaan ci yéen di leen jox rendez-vous incha allah ci yeneen live ak yeneen ni direct yoo xamante ni buñ ci ñëwee rek dinañ continuer sensibilisation bi gën a yee suñu mbokk sénégalais yi gën leen wax ñu gën a respecter mesures préventives yi ak mesures d'hygiène yi bu baax a baax te moytu attention coronavirus baaxul c'est un virus très dangereux te si ça propage au Sénégal rek du baax jaa ngeen jëf merci beaucoup